sunu gan Seynabou Wade salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. ancienne député maire bu Fass Colobane nga bokk ci opposition bi élection yi ñu weesu Idrissa Seck nga doon jàppale ponki politique yi ñu war a waxtaan ak yow ba lañ cee sóobu maka laaj Ndiogou Diène dañu la bëggoon laaj rek wàllu insécurité bi xew mel ni ci réew mi xewati lu ne kilifa yaa ngi koy def waaye bandi yi daal lañuy mel ni ku gën a am doole en tant que ancienne maire ancienne député noo gisee loola. waaw loolu maa ngi nuyu ñi ñuy déglu ñëpp di nuyu sénégalais yëpp Babacar force de l'ordre yu doy am na fi mooy buñ nee opposition bi day marche li ñuy génn ci njumtuwaay ak li ñuy génn ci alkaati buñ leen dugaloon ci biir réew mi sécurité am kon dafa mel ni ñun suñu budget yëpp dañ koy def ci sécurité ba pare waane nag pour dal ci kaw askan wi la. Seynabou Wade li nga xam ne nag mooy coowal politique gi bokk na ci loo xam ne am na sax ñu ko tàmbalee ŋàññe Macky Sall mi nu falaat ndéem yéen waa Idy 2019 ànd ngeen ci palaat gém déet ndax ne ngeen yëfi daa taqu suuf résultat yeeg élection yi na mu demee waaye ginnaaw conseil constitutionnel nee na faluwaat na toogagul sax ndax mandaam bu bees bi tàmbaleegut ñu tàmbalee laam-laamee wàllu 3e mandat coow li sax jógee ci journaliste yeeg ci ñi farak moom ak ñoom seen noo ko gisee. waaw moom 58% da koo natt rek ci ay atam moom dafa natt at yi muy 58 ans rek mu daal di jël pourcentage bi ne moom la gagné 3e mandat bi man dara duma ci bett xam nga ki nga xam ne dafay voté te du yor carte électeur ki nga xam ne day dem ci jongante ak ay nawlem wut ay fichier tànn ci ba ko neex bi ci des mu bàyyi leen ko kooku bu nee dina def ñetti mandat. loolu wax ngeen ko waaye firnde wut ay fichier électoral yu bëri. man mën naa ko firnde. ndax man dama yoroon carte électeur yi nga xam ne dañ ne seen borom nekkul ci fichier bi ma dugg ci fichier bi génne ko te ñooñu mujj nañoo jot seen carte d'identité kon ñoom ñaata lañ ci defaral seen bopp loolu moom dul may werante lu ma dund la. kon daal 3e mandat bi yaakaar nga ni sañ na koom. sañ na lu ëpp loolu ndax moom lépp lu muy wax du ko def dane woon 5 ans lay def na juróom-ñaari at ne woon na lépp lu fi waay def dina ko teg ci diggu mbedd mi ba ñëpp xam ku def ak ku deful am na yoo xam ne coom-coom la ci teg te xam nga moom coom-coom dafa diis. kon nit la koo xam ne daal li muy wax du ko def kon 3e mandat bi nañ ko seenu surtout nag bi mu defaralee boppam benn fichier boo xam ne fii ba alaa yow mi diini saa bu demee élection day gagné. mais ñi ko jege ñëpp ñu ngi dalal xel yi ci ne loolu moom mënta nekk ndaxte constitution bi ci boppam moo ko dul may ndax dañu wax ne président mënoo def weesu ñaari mandat yu tegloo kon ne leen opposition bi nit ñee wax nii rek di laam-laamee mais loolu wérul lu wax ju taxaw. ana tayeeram bi mu yore Ismaïla Madior li mu waxoon ak li mu waxaat yéen a ko bind. la mu waxoon ni mënatul la nekk léegi mi ngi ci tollu ci droit ñëpp duñ ci bokk gis-gis ak it ci président lay aju. loolu la ñu wax dem en principe mënta am 3e. waaw xam nga en principe rek la wax moom te bu njëkk ba waxul woon en principe de principe bi lu bees lu mu ci dolli la moo tax ñoom daal seen wax wóorul seen wax daal wóorul mais li wóor mooy Sénégal yaa ngi koy xaar 3e mandat moom dina metti torop. waaye yéen saa yu ñu waxee rek ngeen ne ñu ngi xaar Macky Sall ci bopp kon bu ñëwee ñu fëgg waaye bu ñëwee rek xuus jàll seen kaw dem moom it. waaw mais xam nga bii moom du bokk ak boobu. parce que bii bu boobaa Sénégal yi yëpp la ciy waxal ndax sax waa partem am na ñoo xam ne ñu ngi jonkan di xaar ñoom it pour nekk candidat AFP dégg nga ko ñu ne dinañ am candidat kon ñooñu moom tamit duñ ko bàyyi mu dem 3e mandat waaye loolu moom yeggaguñ ci. léegi bu yàggul rek semaine bi la ñu weesu sax gannaaw bi risaa yi génne daal di koy tabaat moom président Macky Sall woote na pour nit ñi ñëw ñu liggéey réew mi yéen c'est Idy 2019 wala yow nga xam te bokk nga ci noo ko gisee ndax danga naan dañu war a dem wala jaru ko. waaw man sama bopp laay waxal nag waxaluma Idy 2019 xam nga loo gis day am ñu ko jiite ak ñu ciy yor kàddu waaw alaaj Njóogu xanaa yow dangaa fàtt ne moom dafa tàmbaloon bisu dialogue moom woote war na fi dialogue am de. nit ñi dem mu wax lu ko neex def lu ko neex ba ne am na bis boo xam ne tànn na ko ci at mi bis dialogue lay doon bis boobu ndax defagum na ko léegi kon moo lay won ne wootewul dialogue dem na élection xam na li mu def. woote na fi yeneen waxtaan waaye da ngeen lankoon du ngeen wuyu ji ndax da leen bëgg a nax. du woon sax bëgg a nax dañoo xamoon ne rek gëmul li muy woote mooy comme bii xam nga bii lan moo tax mu def ko gis na ne opposition bi ñu ngi nekk ci benn kàddu bëgg na ko tas bu ko bëggee tas danaan woote naa dialogue bu ko defee ñi ne nañ dem ñi ne duñ dem. affaire bi tas mais bi yoon moom du am bi moom dialogue am daal ku am sax 58% looy dialogue yow élection nga dem nga ne Sénégalais yi téeméer bu ne juróom fukk yaa juróom-ñett ba teg dara woteel na la yow kay ñoon jox nañ la kàddu. yow nga woowaat keneen no doxal te bàyyi leen.
moom daal na doxal doxam na dox doxam. mais dialogue pour dal aussi ak jàmm ci réew mi tamit am na solo ndaxte mënuñu xiiroo ngaayoo ñi taxaw fii ñi taxaw fee di fantasiro saa su ne fokk waxtaan am te démocratie moo ko laaj diggante pouvoir opposition dialogue dafa war a am. waaw mais xanaa démocrate lañ koy seqal waaye moom du démocrate koo xam ne yow booy defanteeg nit ñi yaa jël da ngay téye mooy da ngay téye sa xeer ba pare nëbb xeer yëpp ne nañ sànnante ko démocrate. mais seen opposition bi rek la bëgg a tas te kenn du ko nangu. seen ñàkk ngeen ñàkk élection yi itam lan moo ci seen part de responsabilité itam. amuñu ci part de responsabilité Babacar ñun ñi nga xam ne dañoo tàmmoon nekk xale di siège ci ay bureau de vote ba nekk mag di nekk ay mandataire ñun xam nañ ne am na fooy toll ci élection état moo ciy mën li gën a bari moom xam na ko ministre de l'intérieur la woon xam na fan lay jaar ca yoon woowu la nekk léegi nag ñun ñi nga xam ne tamit am na luñ ci xam danañ fexe ba waxtaan ak ñeneen ni ñu xam ba nga xam ne bu jógatee du demee nii mais li nga xam ne moom laay xamal nit ñi mooy nii ñu demee ci élection yi ku ko demee ci élection maire yi tamit da nga koy bëgg rek mu légitime ci li muy def mais du doon élection fi mu ne nii moom fi may wax ak yow élection amagul. mais loolu noonu lan moo ci pexe wàllu ni nga gis ne mbir yi jaarul yoon ak yooyu day ñëw rek jàll lan moo ciy pexe ba nga xamante ne daa ngeen mën taxaw ba njut njaat yooyu ngeen njort du amati. man sama pexe laa man bi ma gis mooy fichier bi day dañ ñu delloowaat lépp gox par gox xam nga actuellement même ñun suñu quartier yi wóoratul parce que transfert d'électeurs yi dafa bari ba nga xam ne yow tey mën nga fal sax ci quartier koo xam ne dëkku fa waxuma sax dëkk nii juddoo de waxuma ko juddoo mais koo xam ne mosu fa sax résider man élection yi la passé dama toog rek benn femme ñëw comme jour élection bi nekk moon mandataire mooy législatif dama toog rek yor sama ordinateur di génne pour nit ñi xam seen bureau de vote yi mais femme bi ñëw guinéen la déggul olof français la ma doon làkk kañ nga fi ñëw mu ne ma 2010 te am na nationalité te effectivement bi ma demee topp affaire bi parce que bàyyiwuma ko noonu mais dama dem ba xam ne moom effectivement am na kayit dama dem ba ci maire bi ñu ko déclaré ñu génneel ma ko ci koo xam ne nee na 2010 la mos a dugg Sénégal. luñ ko defal ne fii la juddoo ne fii. bu leer naññ boo xam ne kenn mënu koo contesté te am na carte électeur am te déggul sax olof parce que bi mu ñëwee olof yi setul mu yor carte électeur ñun ñii politique dañuy xalaat ki déggagul olof naka la fi mën a toogee ba am carte électeur parce que fii ñëpp xam nañ ne ñun dañoo jaxasoo ak ñoom benn xeet lañu ñu Guinéen ñun benn xeet lañu donc ay yu mel noonu la moo tax man dama ne fichier bii baaxul ci réew sax baaxul ci réew mais baaxul ci quartier yi parce que ñoom dafa am ñoo xam ne seen profession politique la ay ñu nekk ci quartier yi wutiwuñu liggéey wutiwuñu dara mooy bu ñu nee élection gi jub si leader bu wax ak ñoom rek ñu commencé transfert groupe boo dem indi moo tax da ngay gis ñu naan carte yi kenn jël siw ko mais yow boo dëkkee ngaay ñëw ñu transféré la Dakar wala ñu transféré la feneen foo jëlee ji sa carte surtout loo xam ne ñoru la woon dañ la ko defloo man fichier bi ci boppam laa ne man ku ma déggal mooy dañ ak lu ñu ko jëndee jar na ko parce que ñoom li ñu ko jëndee jaru ko woon kon nañu ko dindi gox par gox waa gox bi ñëw toog ki ñëw di inscrire ñu xam ne kii la parce que boo nee vote ki dëkk ca dëkk ba la ka fay yeewoo la mais ñun boo xoolee même jour élection da ngay xool yow nga xam ne ñii dëkkuloo ak ñoom parce que mënoo juddoo nag ci gox ba am yenn at yi doo xam ñëpp it mais di nga ci xàmmee ñu bari. fichier bi man li ma ci gis mooy na dañ. sànq yaa ngi wax mbirum élection locale yi war a am le 1er décembre 2019 xalaat bi jëm ci boole kook législative ñu tàggook ay élection ci at yi ñu jëm bu ko defee ñu boole loolu lépp dóor mu daanu jàll ci leneen ànd nga ci yem. waaw loolu du wax parce que tamit Aïssata Tall Sall moo ko xalaat. waaw xam nga Aïssata moom xalaatam rek la wax man sama xalaat mooy ay nit ñoo dem élection bu fekkoon ne tey dañoo changé woon njiitu réew da ngay mun ne kat mooy comme li amoon en 2001 ne ñii kat comme majorité bi mun nañu toog di yàq liggéeyam nañ ko changé mais lii majorité am rek moo fi nekkaat ba tey kon gisuma lu ci jar changé assemblée nañ ko bàyyi normalement te ñu jéem a waxtaan xam nga luy wax bi du dem élection wax bi mooy lu ñuy def ba am fichier bu baax ba ñuy demee élection bii moom baaxul te Babacar fichier bii day yàgg mais day mus a am fitna ci réew mi xam nga am na ñoo xam ne bu ñu leen woowee waxtaan ak ñoom bu leen def ni ñu def ko mais ñun suñ doom yi nga xam ne seen avenir teguwul ci dara sëriñ bu leen woo duñ la wuy ci. mais xale yi léegi yeewu nañu benn politicien dootu leen manipuler léegi moom mbir moom yeewu nañ ci la preuve gars yi ñu ngi doon wax di ragal lu nekk am ci mais dara amul ci élection yi. waa xam nga politiciens yi moom jéemuñu woon manipuler kenn man de ba ma nekkee PDS kenn manipuler wu ma woon élection day pare ma xool ne ni mu demee neexuma maag ña ko séqandoo ñu génn def suñuy yëf nii tamit xëy na ñu ko xale yi gisee rek kenn manipulé wul kenn naa nit ñi li ñuy def xam nga kaay xeexe kenn du ko wax nit mais moom tamit li mu bëggoon amul moom jëndoon na ay at mag yëpp toog di xool. élection daal
élection yi daal ni mu demee il faut que tamit xëy na ñu respecté ñi nga xam ne jël nañ décidé woteel Macky Sall bu dee wax ngeen ni am na lu ci tax suuf itam am nañu ko woteel rawatina yéen ñi nekk ci Ndakaaru di politique ak li ñuy wax ci Ndakaaru yeeg yëpp Khalifa Sall ak ñoom seen moom mu ñëw gañe leen fii loolu tam waru leen cee def taxaw seetloom. moom gañewul opposition bi de opposition bi ñu ko boolee. juróom lañu moo jiitu kay. waaw doo de doxuñu loolu boo nee élection présidentielle ñaari camp la camp opposition ak camp pouvoir dafa tudd benn Bokk Yaakaar camp opposition tudd opposition buñ ko boolee ñoo ko gagné Dakar. Dakar moom mun na fee jiitu mais du ko mës a gagné. présidentielle Macky Sall moo gagné ñi mu doon xëccool yeneen candidat yi loolu moo am ci Dakar. waaw mais moom gagnéwul kenn et puis yow da nga ne nañu respecté ñu ko voté moom du respecté ñi bëggoon voté mu xañ leen ko Babacar ñi bëggoon a voté mu xañ leen voté est-ce que ñoom amuñu droit ci respect ndam lim am ci Ndakaaru ban jàngat nga ciy def ba ci biir Grand Yoff ga nga xam ni fa la Khalifa Sall cosaano mu dem def fa lam fa def loola yéen ñi politique yi Dakar lu ngeen ca gis lan ngeen ci war a jubbanti xëy na bu ñu doon soobuwaat ci yeneen élection mun dara ndax électorat bi daf koo tas gis nga man ñoo xam ne ba ñu juddoo ba tey musuñoo génn école Sakoura Badiane wala Ibrahima Bey ña ngay wootee di yeneen école dafa tas électorat bi gis nga seen li ñu defaraat électorat lañu jëkk a tas waaw yow boo defee sa transfert d'électeur parce que yow yaa maîtriser fichier yaa yor sa lépp jëlaat électorat bi tas ko kon kay gagné dalay yomb moo tax man la gagnéwul dara boo demee Grand Yoff transfert am na fa tas nañu électorat ba gagnéwul dara. ni jëm ci élection locale nekkoon nga maire bu commune Fass Colobane Gueule Tapée élection yi léegi mu ñëw ndax yaa ngi xalaat nekkaat candidate ngir ñëwaat jëlaat maire bi ci élection yi ñu jëm. déedéet Alaaji Njoogu man damaa jox léegi xale yi ñu jël relève. comme ni nga ma gisee nii assemblée waxoon naa ko fi ma def mandat ne fii la war a yem moo tax nekkaatuma candidat bii tamit nekkoon naa maire am na liggéey bu ma commencé woon am na ci loo xam ne maire bu bees bi mi ngi ko ciy def man duma delluwaat ci maire boobu ndax dama jàpp ne am naa ñoo xam ne tey mat nañu sëkk pour nekk maire man ma boole ci nag sama expérience bi ma am. moo tax man waxu maire moom pare nga ci. waaw pare naa ci mais nag pare naa ci man mais parewu ma ci candidat. waaw dinaa am candidat maire incha allah. waaw léegi yaakaar nañu noonu nga def Idrissa Seck mi ngi doon jàppale moom waru koo defa ñetti élection présidentielle mu ñàkk ko bi ci des 2024 la pour yow moom it daa war a noppalu ci wàllu xëccoom réewam wala. loolu bokkul xëccoo réew bokkul bi yoon moom xëccoo réew bokkul ñun ñaata yoon la war dem élection xam nga loolu sax boo koy laaj doo ma ko laaj man mi gunge nit mu def élection mu def opposition 26 ans te bu ci nekk dem na élection. ñun 76 lañu commencé woon dem élection. loolooy erreur bi nag fal màggat. mais Idrissa mënu fi nekk màggat Idrissa ñaari at la magee li mu magee waa ji moo bariwul te yow xanaa da nga fàtte Pagnas ak Tanor dëkk bi amatul màggat léegi ñëpp ay boy lañu. léegi lu ci mënti am seetlu nañ te moom Idrissa Seck mi nga doon jàppale gannaaw déclaration bi ñu def bi élection yi weesoo déggaatuñ ko tekk-tekkaaral googu moom daa am lu muy nas. wala daa am lu muy séentoo xëy na def ci wàllu taxawaayu chef de l'opposition wala waxtaan ak Macky Sall ci dialogue boobu muy woote naam yéen ci bëri ñoom ne ngeen àndu leen ci fi ñu toll nii taxawaayam bii ak tekkaaral gi lu muy tekki. waaw man nag mënu ma ci wax comme gisuma ko nii pour wax mais li wóor mooy Idrissa mi ma xam moom ay waxu chef de l'opposition moom du waxam moom yooyu moom du mbiram dafa am loo xam ne nit ki boo ko xamee da nga koy nangul moom personnalité moo dépassé ay affaire yu xëccoo yu ndaw yoo xam ne day taal de réew mi beneen bi aussi mooy yéen seen bopp moom nee naa bu dee am nañu ko gën a fan ci Sénégal journaliste yi lañu ñoom bu ñu sanoon saa bu ñu xëyee Idrissa wax Idrissa nag du koy waxantu bu waxam jotee dina wax dëgg bu yéen nag yéenay fan sam yi moom ba mu noppee ba léegi yéen a ko topp noppi na du waxagum léegi de day nekk ba mu ñor mu wax. léegi seen coalition boobu coalition yi di 2019 gis nañ maire bu Sokone Mamadou Moustapha Guèye ci la bokkoon moom wàllum dialogue politique bi ñu ñëpp bañee moom li mu wax moo di ne li war mooy te moom taxawaay boobu la na taxawee dañoo war a dem wujji yow sa gis-gis ci taxawaayam boobu moom mi nga xamante ne seen allié la ne dafay dem wujji ci appel bi. waaw xam nga loolu man mënuma ko juger vraiment parce que moom tamit maire la bu nekkoon ci goxam boo xam ne tamit ba muy dem élection bul fàtte ne moom dafa demaloon boppam société civile boppam la demalee woon kon ñooñu xam nga ba tey dañoo am seen liberté wax xam nga fii moom. ku présidentiel Idrissa Seck la jàppale woon. waaw mais xam nga jàppale nit moom ni mu defee woon choix ne dafay jàppale Idrissa Seck mun na tax mu defaat choix am ne man li mun naa ci wuy si loolu taxul coalition moo tax li ma la wax rek ne la moom coalition bi la bëggoon a tas lii nii yëpp Macky woowul kenn dialogue Macky moom ka mu waxanteel dana waxanteeg moom mais woowul kenn dialogue tas opposition bi rek la léegi nag du ma ko tuddee naïveté
mais ku ci xam ne koo xam ne rek da nga xalaat ne da nga ko gëm waxu Macky jarul gëm waxu Macky kenn du ci duma sa doom. Abdoulaye Wade mi jiite PDS di parti bi nga xam ne ci nga nampé ci politique def ci at moom li nga xam ni mooy taxawaayam ci élection yi ñu doon xaar xëy na mu ne wote leen Idrissa Seck defu ko noo ko gisee. waaw man nag loolu bettu ma man dama jàpp ne du mos a demandé ñu voté Idrissa Seck. ndax la du ma sori ci wax jooju mais loolu laa gëm. te xam naa ni tamit yaakaaru woon mu waxoon ni tant que maa ngi dund Idrissa Seck du nekk président da ngaa foog ni loolu lu dëggu la ca moom ca la sax. waaw gëm naa ko te Idrissa aussi wax dëgg yàlla yaakaaru ko ci woon xam nga Babacar dama koy wax nee naa ay président ak député ñun dañu koy wut ndax suñu devoir la mais li ci des ci loxo yàlla la nekk Idrissa bu ko waree nekk dina ko nekk sant yàlla nag bi nga xamee ne moom defu ko une fin en soi comme ni ko nit ñi di waxee mooy moom loolu du priorité am mooy day laaj réew mi pour mun a jàppale réew mi ci li ko yàlla kàntanalee bu ko yorul tamit du tee dina liggéey réew mi ci yeneen anam yi mu nekk di ko liggéeyee mais wax dëgg yàlla xalaatuma woon moom soutien président Wade ci moom. noo gisee taxawaay moom Abdoulaye Wade ak li mu jiite PDS ba léegi di na sa ko nocci doom jeeg ñoom seen yiñ ciy wax dem Guinée Conakry loo ginnaaw xam nga ko wax na lu muy def. du ma ci wax leen di ko ñaanul wér ak gudd fan. nee naa la man luy naqari Abdoulaye du ma ko wax bu fekkee mi ngi def ay manœuvre yooyu loo ci gis yow. du ma ci wax dara gis naa ci lu ne mais du ma ci wax dara Wade yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan. doom ji nag. waaw doom ji moom comme nekku fi rek nekku fi moom xam nga boo déggee Balla Gaye daan na kenn dafa fekk ka mu daan ñëw ci biir làmb ji. léegi Pape Diop bokk gis-gis nga bokk nag Pape Diop moom lan moo nar a doon taxawaayam parce que gis nañu ne bokkul ci wote yi léegi ban taxawaay la nar a am lan moo nar a nekk soxna si bokk te bokk gis-gis ay jóg xanaa doo journaliste nag yooyu nag ay yow nag xanaa doo journaliste nag léegi moom ban taxawaay lan nga gis moom ci taxawaayam ak yooyu noonu ci wàllum langue politique yi waaw mënu ma ko xam nag ndax gisante wu maag Pape mais jotoon na fi jaar GFM kii invité woon na ko Pape Ngagne am na yu bari yu mu fa wax xam naa loolu rek ngeen di xoolaat mais wax dëgg yàlla mun ma wax ci turam sama mag la sama mbokkum taalibe la mais nag mooy loolu xam naa boo leen woowee Yaman Albis dina ñëw mun ci waxtaan ak yéen. waaw léegi noonu rek ngay taxawee doo dem bokk ci genn parti politique ginnaaw PDS ginnaaw bokk gis-gis sa taxawaay ci langue politique itam foog mu leer ñu xam sa péete. waaw Babacar man dama féete ci opposition bi mais nag waxoon naa la ko fii xam nga dama jóge PDS rek bokk gis-gis def liste ma bokkoon ci coalition boobu jàll ci député jàpp ne war naa ci mën a gunge parti bi mais nag bu ma waxee dëgg rek ci jàngat bi ma am parti politique ci boppam moo diis léegi ci man. waaw dafa bari ay contraintes ba pare am na daal lu ma ci gisul damaa ragal ne livre vert Xadafi bi daf maa xaw a yàq dama koo teel a lire nag mu doon nekk ci sama bopp bi mais lu may gën a jëm mag rek livre vert boobu li mu wax ci politique di ñëw ci man mais nag du tee damay jàpp fi mu nekk daal maa ngi déglu Idrissa Seck bokkuma réew mi nag mais lu mu nekk dinaa ko ci jàppale ba mu baax. waaw léegi li ñuy jeexalee xëy na mooy mbiru Ndakaaru gis nañ ak 3 décentralisation bi maire nga woon ni mu wàññee doole mairie ville bi est-ce que fi ñu toll nii gis nga ci ay chantier yoo xam ni am nañu fi Khalifa Sall na son parking souterrain ca place de l'Indépendance ak ñoom seen doxinu gox-goxaat yi maire yi ci Ndakaaru rawatina maire bu mag bi noo ko jàngatee. waaw maire bu mag bi xam nga man conseil municipal laa fa ba tey. mais ni ma lay waxee nii moo tax daal politique bi foog ñu xoolaat ko Babacar mënuloo politique ba nga yàq intérêt Dakar waa yëpp ak lu ñu munti wax mairie boobu dañ fa commencé woon liggéey xam nga boo gisee Khalifa am problème ñi man déjà ànd moo na Khalifa bi ñuy dem mairie daf ma woo te yàlla xam na ne Khalifa laa gën a miin Pape Diop man Pape Diop ñoom musa bokk parti mais Khalifa laa gën a miin parce que dañoo màggandoo xamante mais bi ma woy ci listam damaa bañ ne ko man suñu liste laay demee te xamoon naa boobu force bi liste am ci commune bi teewul dañ ma gañe ma nangu ko mais kooku tey jii boo gisee mu nekk ci problème maire yëpp ñëw taxaw di waxandoog moom Dakar waa yëpp di waxandoog moom mooy c'est parce que am na lu mu commencé woon lépp lu muy def day toog wax koog nit ñi mooy mënoo dem mairie ville amul parti bu ñu nee salaamaaleykum li muy jëkk a wax parti yi ku ne commune am la yem fii ville de Dakar rek la mais liggéey bi mu commencé woon yëpp xool ko lu mu nar a liggéey yàq nañ ko actuellement nii ku yërëm madame le maire Soham Wardini ngay yërëm moo tax dama koy encouragé mooy ragal naa fi ñu toll nii moom salaire rek la mun a fay ma ne la même bourse élèves yi parce que maire yi top dafa am njariñ xam nga booy wax maire yi mooy gox-goxaan yi ci ngay xam li nga war a dimbali tey soo am mënul a faj comme tey jii les cancers là mënatu ko faj ndax la ko Khalifa faj booboo ko yóbbu kaso
mooy xaalis liquide boobu ngay génne. mooy xaalis liquide bi ngay génne nañ ko daan defee loolu la yoon aaye. moom nañ ko laa daan defee la ñu aaye mais xëy na mën nañ ko def ba léegi. mais amatu ko. mu ngoog mënul sax fay bourse yi meew mi ñu daan jox xale ci école bi tamit dakk na. demal nga daal non ma ne bourse élèves yi ñun dañu jël ay élèves ñu dem ci école privée yi. mun ñu leen fayal. Seynabou Wade jërëjëf.